asalaamaaleykum mbokki patriote gars yi ñu ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal suñu bopp di ñaan Sénégal yàlla suñu borom defal ñëpp jàmm defal ñu ko defal ko président Ousmane Sonko ak mbokki patriote yëpp. gars yi tey bala ñoo wax ci listu comment dirais-je yeewu askan bi ak événement yi am yëpp nuñ ko jàngatee mënuñu bañ a wax ci agression yi xew nga jël jigéen bi ñu rey rendi ko. te li ci gën a yéema mooy fi ñu ko fekk maanaam c'est pas évident ñu rey fa nit maanaam xam nga mun nañ agressé nit ñu ne dafa doon jaar foo xam ne amul nit mais foo xam ni transfert d'argent moo fa nekk ça veut dire que fii am na trafic ñu fekk ko fa rey ko insécurité loolu mënu ko weesu lii nag président Ousmane Sonko waxoon na ko nee na dina metti trop les Sénégalais vont souffrir. foog ñuy fàttali loolu président xam nga Ousmane Sonko des fois day wax leen waaye dañ koy jël def ko comme wax ju romb rek wax nii rek mais Ousmane Sonko lu mu wax hymne la hymne lu mu wax rek prophétie la maanaam luy am la lu ñu gis la dañ leen seetaan li Ousmane Sonko waxoon vous allez comprendre li ñuy dund la moo ko waral ku yàlla yee tuuti di nga ko gis. ayez le courage de dire la vérité aux Sénégalais seen cuune seen ñàkk bën ak seen ñàkk patriotisme ak ndëng gi ngeen jiital ci seen gouvernance moo andi problème yi ci Sénégal et les Sénégalais vont souffrir parce que vous êtes incompétents mais les Sénégalais vont souffrir parce que cette frange du peuple pàccu Sénégal boobu bi nga xam ne xaalis bi ngeen di doon jëlee ci ñoom timis ak ñoom ñeneen ak ñeneen di ko jox ay 25 000 ak 20 000 pour ñu voter leen ñooy doon les premières victimes de lii réew tappale du ko defar réew jub ak liggéey moo koy defar je vous remercie. mi ngi noonu te. gis nga lii am insécurité bi am buñ ko yóbbu fenn fudul ci Antoine Diome bu la ci kenn nag buñ ko yóbbu fenn fudul ci Antoine Diome ak Macky Sall gis nga suñu bëggee xeex insécurité xeex yenn yu am yu metti am xeex injustice Macky Sall foog mu jóge fi parce que tey mënoo comprendre nga jël Antoine Diome nga jël premier ministre de l'intérieur mu jël ay forces de l'ordre pour protéger ay nit waaye du n'importe quel nit lay protéger xam nga ñan lay protéger ay saagakat ay traître ñoo xam dañoo daw ak ay parrainage jàmbur xaw ma ay liste jàmbur ay ñoo xam ni ay sàcc lañ ay ñoo xam ay transhumants lañ ñooñu la ñuy protéger waa BIP di protéger ku mel ni Fatmata Ndiaye Fouta Tampi koo xam ne day saaga dañ ko protéger juste pour muy saaga ñu boole ko ak ay ñetti agent BIP fenkat bu mel ni ndaw soosu damay fàtte sax tur bi Adji Sarr nga xam ni fen na ba Sénégal ay nit dee ci ñu jël ko boole ko ak ay agent te du ay ñetti agent yi ñu wax de c'est plus nga jël ay transhumants yoo xam ne tekkiwuñ dara ñoo xam ne nee nañ ay journalistes yoo xam ne dañuy toog seen télé comme Aïssatou Diop Fall ay Tange Tandian toog seen télé di saaga Aïssatou Diop Fall nee na marché bi jox nañ ko lu mat 20 corps yoo xam ni de corps de sécurité 20 éléments du moins de sécurité léegi li ci doy waar mooy loolu yëpp su amee nga jël dëkk bu mel ni Dakar Sénégal sax laay wax léegi waxatuma sax agression yi ci ay ruq la am mais ci ay gis nga tëli fu nit di jaar ñu ay nit gaare seen moto di agressé nga jël ku mel ni Macky Sall maanaam su fekkee pour li nga xam ni moom moo war a saytu moo war a am information parce que gis nga pour nga xeex ak terroriste pour nga xeex ay agression ay actes de vandalisme foog nga am renseignements généraux yoo xam ne dañoo orienté wu sur tous les segments de la société mais nga jël DGE nga jël DST nga jël maanaam corps yi nga xam ne ñoom ñooy espionnage ñoom ñoo war a ñëw saytu dugg ci mbedd yi sol ay yëre Baay Faal toog mel ni ay dof di xool les faits et gestes yu nit ñi def pour anticiper ci agression yooyu mais ñooñu xam nga lan lañ leen doyee léegi topp Ousmane Sonko topp Déthié Fall topp Khalifa Sall jël seeni caméra ak seeni micro yi nga xam ne micro caché di ko jël di ko def pour épier ay maanaam ay opposants ba ci biir gendarmerie dañuy am ñoo xam ne dañuy nuñ koy waxee tey sax
dañuy créer benn réseau espionnage boo xam ne pour sax di espionner ay gendarme c'est extraordinaire parce que ragal nañ ni am na ñoo xam war nañ leen trahir si xool pépp boo jëm muy suñu force régalienne yi au lieu que ñu jël seen force de sécurité orienté ko ci population pour la sécurité au moins nga am sécurité maximum amul États-Unis am na agression mais Sénégal maanaam amul fenn fooy dox parce que Times Square États-Unis kenn mënu la fa agressé mënoo dox ci ay rue ñu la fay agressé mënul nekk da ngay dugg ci benn ruq boo xam c'est isolé ñu agressé la peut-être mais imaginez ñooñu état bu mel noonu jël lépp orienté ko jël keroog Barthélémy Dias dem na day dugg au lieu que ñu bàyyi ko mu dugg ñu jël quadriller foofu ministre de l'intérieur woo chef police woo diw ak diw woo naa kii drague maanaam pour rek opposants yi duñ fa dugg mais c'est extraordinaire gis nga lii pour ñu xeex ko nan la ñuy def dañuy préparer def lépp pour jàkkaarloog Macky Sall jëlee ko fi nga jël un Macky Sall doomam fu muy dem garde corps moo koy jël Macky Sall bi ñu jógee ci kii nag mars dafa recruter xam nga tey pour sécurité jarul ngay recruter ay gros bras déedéet jaru ko mais dafa recruter ay nervis parce que xam nga la moo tax dans sa logique Macky Sall li mu wax mooy su ma recruter ay nervis parce que gis naa ni événement mars yi policiers yi dañoo demoon ba bàyyi gendarme yi dem bay retranché wu di wut fu ñu làqatu mujj gi ñuy neexal population bi waaye nervis yi ñoo amoon seen yat di dóore di xaw a maintenir tuuti gars yi mu ne voilà ñooñu laay jël def leen intégrer leen ñu am immunité boo xam ne dinañ mën a def seen fortitude di gaañ say population pour li ma bëgg ma am ko. Macky Sall ñoom un président boo xam ne moom mooy le premier pour man agresseurs yi Macky Sall moo leen gën a dangereux parce que fu mu génnee mi ngi menacé première menace bu Sénégal Macky Sall la ku wax mu tëj. duma ko mus a bàyyi di ko wax professeur Omar Diagne bii mu bàyyi ci kaso bi mais volonté Macky Sall la parce que Omar Diagne mi ngi ko doon wax dëgg yoo xam ne mënu ko supporter moom yaakaar ne ni buur la professeur Omar Diagne waru ko wax ne yow waxoo dëgg ñu jaaree ci seen lobby ñu tëj ku leen neex ñu éliminer ci élection yi ku leen neex ñu fal ko ku leen neex ñu folli ko jël Sénégal jël xaalis Sénégal def ko pour achat de conscience loolu noonu moo indigné nit ñi. gis nga mbirum agression nag lenn rek moo koy faj sécurité information renseignement généraux espionnage loolu rek moo ko mën a faj mais fu ñu jëlee Macky Sall su jógee palais di dem këram il fait presque 1 heure de temps yoo xam ne Macky Sall day bloqué télé bi li may wax nii maa xam naa ci dara parce que fekkee naa ko lu mat 5 fois de suite diggante palais dama lay wax ba Mermoz këram dina am minimum 1500 gendarmes yoo xam ne ñoom ñooy garder Macky Sall ay oto ñu baare oto yëpp artères yëpp ñu bloqué ko pour lekk Macky Sall le roi Macky Sall jàll te gendarme yooyu mënoon leen orienté feneen su fekkee moom li muy def li muy wax dëgg la ci moom su fekkee moom mi ngi liggéey mais lan moo tax muy quadriller muy bunkeriser boppam noonu parce que xam na bu baax léegi nag Sénégal su fekkee loolu dañ kaa bëgg a xeex du ñu xeexee agresseur de parce que li ciy topp mooy suñu demee ba agression yi ñu ne dañ koy fajal suñu bopp di nga rey koo xam ne il mérite pas d'être tué parce que peut-être sàcc na benn affaire bu ndaw wala këf na dara nga rey ko certes baaxul mais bokk la ki nga xam ne fekk na ku jigéen taxaw ci kii nga rey ko kon c'est-à-dire que justice populaire su amee rek déjà day am ay débordement te loolu état moo ko waroon def loolu tey soo xoolee au lieu que ñu jël police jël ñu ministre de l'intérieur xool police saytu police interne d'une manière interne lan lay liggéey dëggantaan policiers yi dugg ci koñ yi fi nga xam ne c'est dangereux ñu dugg fa di saytu non duñ ko def xam nga ñuy def da ngay gis benn 50 policiers taxaw ci benn rond-point di xaar ay moto ñoo xam dañoo cag-cag yor 5000 war ko yóbbul seen yaay nga jàpp leen di koj kii di bumax ay borom moto di leen koj di tëb seen kaw di yor yat di leen dóor suñu ñëwee nga jàpp seen moto ñu fay 5000 ñu jël 5000 bu ñu waroon dépense nga jël ko te pourtant Macky Sall moom moo digoon ñaata 60 000 emplois la digoon 60 000 emplois Macky Sall créewul 4 emplois ku fi am emploi yaa saaf sa ndaam ras dem di ko jaay mu nekk lu doy waar ci dëkk bi te loolu mënuñu ko xeex neneen gis nga agression beneen facteur bu koy indi mooy suñu système judiciaire parce que da ngay jël un agresseur wala nga jël benn nit koo xam ne da nga ko jàpp ak benn mégo yàmba nga jël ko tëj ko jugé woo ko bàyyi ko 5 ans ci biir kaso bi gis koo xam ne da doon xeex nga tëj ko gis koo xam ne dafa këf dara nga tëj ko pendant 5 ans parce que suñu appareil judiciaire day transformer un simple délinquant à un criminel abouti
parce que da ngay jël benn délinquant bu ndaw koo xam ne affaire banditisme bu ndaw lay def nga tëj ko kaso mu def délit boo xam ne 3 mois nga ko war a tëj nga bàyyi ko 6 ans ci kaso bi te wala koo xam ne sax dañ ko accusé à tort nga téye ko ba mu neex la nga génn ko nànk ne ko amul problème baax na amul indemnité amul dara te ci biir kaso bi day nekk ak ñeneen ñoo xam ne dañoo def rey nit waaye ñooñu dañ leen naan ñun suñu papa ci gouvernement bi la nekk xam nga mooy loolu suñu moom dinañu génn ñu def 3 mois seen papa li jël di jël avocat gars yi jëf seen lobbu yooyu dugal ki crime sax ay crime yu gën a garaaw ñu jël par exemple gracier président ñu boole leen ci maanaam lobby bu garaaw ci biir magu bu garaaw nga gis ay jeunes yoo xam ne tey tëj nga leen ba mu neex nga tëj leen indemniser wala ñu génn taxaw 5 ans nga xañ leen ko seen àdduna mais kooku criminel lay doon il est révolté loolu moo indi agression yi nga gis koo xam ne benn arrogance boo xam ne yéen état bi ñu ngi koy am nga gis koo xam ne doomu Mansour Faye papa mënul am 400 millions bi mu doonee ministère léegi mënu ko am liggéeyu ko fi mais doomam am benn ferme boo xam ne 400 millions pendant ce temps ñi nga xam ne ñoom la màggandool seen papa dàq liggéey bàyyam fop yoruñu lu ñu lekk looloo indi agression bi cette arrogance kon c'est-à-dire que seen cuune ak seen manque de patriotisme moo war a lii fi am ni yëpp ki dee nag dañ koy ñaanal ñu ne ko ñaanal nañ ko waaw ku baax la affaire mais c'est trop facile amul évaluation en fait amul lenn loo xam ne mu indignation rek moo am Sénégal population Sénégal ñun man sama bopp si laa bokk suñu bëggee xeex lii Macky Sall lañ fiy jëlee amul ay dem ak ñëw parce que lii nii dafa doy waar kenn mënul xam lu mu doon dafa metti ku nekk xool ko sa bopp sa rakk génn dem liggéey ñëw ñu ne jam nañ ko rend nañ ko mais c'est atroce waaye du ma culpabiliser ñi nga xam ne ñoo ko def ñi nga xam ne ñoo waroon saytu kaaraange nit ñi parce que tey nag soo xoolee bëre su amee ku mel ni Gaston Mbengue di waxu dof fu mu toll ne bëre mooy secteur de développement bëre amatul développement dommages collatéraux kese la parce que tey soo xoolee combat bu jeex nga gis nit ñi génn ay peloton taxaw policiers yi xam ni tey bëre am na peloton day am ñuy agressé di jam ay nit di jam ba yegg yëmbal nga gis ne am na ñoo xam ne tey ñoom la ñu gën a ciblé ci affaire ñoo xam ne ñoom genn wàll ngay agresseur yéen dawal ko tu charrette yi du ñëpp nag xam naa suñu jub mais bëri na fi yoo xam ne ay agresseur lañ ça veut dire que dafa doy waar tellement que ñu xam ko ñoom dañ koy xam te heure bu bëri amee liñ lay wax mooy heure bii su jotee duggal sa kër mais ban dëkk lañ nekk ñooñu est-ce que def nañ seen liggéey pendant ce temps benn Antoine Diome mi ngi fiy taxaw naan Ousmane Sonko sama benn góor daf ma ne woon ki nit su lay wax dara da ngay xool ki la koy wax kan la su fekkee jikkoom bëgg nga xot kii suñ la nee ñu weccoo jikkoom ak sa jikko nga bañ mais da ngay bañ bis boo amee jikko Ousmane Sonko Macky Sall dàq la ndax bis boo amee jikko Ousmane Sonko di nga toog ma wax Macky Sall dëgg nga ne ko sa liste yi nii baaxul nga ne ko Macky li ngay def nii baaxul Macky 2 mandats nga war a bis boo ko waxee Macky Sall da lay tëj parce que munoo doon muy jikko bi nga am moom la Macky Sall bëgg looloo tax mu téye la c'est de ça qu'il s'agit en fait kon loolu laa amul lu may wax si affaire agression yi dalay metti mënuñu soon bañ a wax beneen bi vraiment mooy affaire parrainage bi affaire liste yi liste bu forclos bu Yewwi Askan bu Benno Bokk Yaakaar li ma ci gën a metti nag xam naa ne dina leen surprendre mooy mbégte bi ci patriote yi àndal feet sax lañ ko def comme si dañoo am benn victoire boo xam ni c'était légal mënu mu xam nan laa koy tuddee parce que tey man loolu du ma ko jàppee victoire maanaam daf ma metti li ma metti mooy li ñu dal yëpp assemblée nationale moo ñu ko teg tey gis ngeen en moins de 10 jours dafa am ay événements yi xew bi ñu commencé parrainage yi ba nii parrainage yu législatif ba nii dafa am lu xew li xew mooy dañoo jékki-jékki ñu ne Wallu ak Yewwi def nañ fusion maanaam fusionné nañ doon benn Macky Sall loolu mënu ko supporter Macky Sall bloqué def tout ba bloqué Wallu waaye mu am yàlla suñu borom lu mu def yàlla suñu borom pour Macky Sall léegi pour wan leen ne léegi mbirum yàlla suñu borom nu mu mel pour wan leen xeex bi ñu nekk nii yàlla da cee teg loxo je vais vous donner la chronologie peut-être vous allez comprendre xaw ma ndax comprendre ngeen ko. yàlla suñu borom def tuuba waa Yewwi def erreur bi ñu defee erreur parce que bi Wallu fusionné ak Yewwi patriote dañoo kontaan ree ñëpp naan macha allah di tagg sax di statut photo Déthié Fall ñu ne Wallu def na benn erreur Déthié Fall moo ko yóbboon ak Khalifa Sall jàpp ba patriote yi ku nekk di leen saaga Déthié Fall di saaga Khalifa Sall réew rek nag dara amul lenn loo xam ne moo ko justifié nekk ay mel ni comme ay enfant gâté yéen a moom nit ñi
mel ni yéen da ngeen ni yéen ñii li ñuy xeex yéen pour ñoom la pour bu yéen nga gis patriote toog fi mu toog ñii lii ñii lee ñii nangam lii ñii nangam lee ñii ay doom di wax loo xam ne réewande boo xam ne tegoo leen ko fenn voilà ngeen nekk ci Déthié Fall lii daf ñoo jaay Khalifa Sall jàppal bàyyil kërëj mais Khalifa Sall loolu laay wax je le répète lu mu bon Khalifa Sall ñëw na même su fekkoon moo def loolu ñëw na rek jiital Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko nee na dafa jiital Khalifa Sall mais le fait que ñu jël Ousmane Sonko def ko tête de liste rek déjà respect la donte Khalifa Sall en interne il voulait proposer Soham Wardini mais ñenn ñi biñ ko waxee dafa reculer waat ci loolu et c'est vrai ñu ñëw saaga Khalifa Sall saaga ko président Ousmane Sonko ñu def point de presse mu wax mu seede loo xam ne si Khalifa Sall wax loo xam ne nit ñi sax xalaatuñ ko woon nit ñi commencé ñi ngi jéggalu Khalifa Sall ñi ngi jéggalu mais réewande boobu man comprendre ma ko ñi ngi jéggalu Khalifa Sall Barthélemy Diaz la non Barth dafa dëgër boobu jàppal bàyyi Barthélé dafa commencé kii le lendemain président Ousmane Sonko ak Barth ànd ñëpp ne mut moo tax ngeen war a teey war a ànd ak yar war a bàyyi dof-doflu bi ak reewantu bi ak jaay loo xam ni xam-xam ak jaay loo xam ne amul patriote yi lu ñu mënti wax ay jàmbaar dëgg la bëgg nañ Sénégal pare nañ pour xeex ngir Sénégal ñu ngi koy def mais reewande gi dafa ëpp ak prétention yi ak yaakaar ne kuñ ne waxal ngay topp di xaabaabal rek ñu jóge loolu Yewwi def erreur Yewwi bi mu defee erreur ñu am benn yàlla def ni Yewwi erreur boobu mu def moo waral Macky Sall bàyyi automatiquement wàllu dañ ne wàllu validé nañ kiyam parce que ñoom jàpp nañ ci Yewwi fenn foo xam ne li si Dakar am sax forclos na kon ñu ne kon comme forclos na fii nañu bàyyi wàllu dem xoolal yàlla li muy def ñu toog ñu gis ni ñoom dañoo am problème parrainage dañoo ëppal benn yàlla jàppale ñu patriote yëpp di tàcc ku nekk di tàcc ku nekk di yuuxu ku nekk di tàcc waaw mu neex lool ñu toog tuuti lu gën a neexate am gaa macha allah waa Yewwi Askan bi waa Benno Bokk Yaakaar naka tey dañoo am norme paritaire yi respecté wuñ ko mu doon loo xam ne c'est irréversible li ma ciy metti nag li tax ma bëgg a ñëw mooy yàlla suñu borom chronologie boobu yàlla dafa am loo xam ne dala koy defal li ci def yaa koy mottali au lieu que ñun ñu réaliser li nga xam ni moom la ñu yàlla defal pour ñu xool nan la ñuy préparer parce que biñ nee ñun wàllu ak Yewwi Askan bi booloo nañ dañoo xëy am benn désillusion parce que dañoo def erreur suñu liste maanaam respecté wuñ parité bi ñëpp mer ku nekk di saaga ñu dem ñu am léegi wàllu Benno Bokk Yaakaar def loo xam ne erreur boo xam ne amul réparé ñu toppaat di kontaan di tàccu di fecc léegi xam nga man la moo tax duma ci tàcc duma ci fecc il s'agit de l'Assemblée nationale parce que li nga xam ne moo rey 14 personnes Assemblée nationale la jóge feetu complot la waaye Assemblée nationale mënoon na téye loolu suñ defoon dañuy def enquête bu sérieux une enquête sérieuse Assemblée nationale dossier boobu du génn mais Assemblée nationale boobu moo jël ay photo porno yeneen ñoo xam duñu sax ay sénégalais boole ko ci PV bi ci dossier bi pour mën a incriminer Ousmane Sonko en moins de 2 jours ñoom ñoo jël lever immunité parlementaire Ousmane Sonko par une procédure fallacieuse lu leer laa la procédure boo xam kenn mësu kaa gis ci àdduna Assemblée nationale boobu moom moo destitué Khalifa Sall Assemblée nationale boobu bi ñu fa yóbboo dossier 94 milliards ñoom ñoo jël def ko nu leen neex ne dara amul Ousmane Sonko c'est pas de ton domaine de porter plainte bien état la ñu war tant d'autres Assemblée nationale fa lañ gisee lu ne façon lañ gisee affaire faux billets fa lañ gisee affaire visa passeport diplomatique lépp fa lañ ko gisee alors ñun ñu toog di ree parce que wàllu dafa def benn kii mais c'est extraordinaire 14 personnes ñoo dee ñu nekk Sénégal boo xam ni démb rek rey nañ benn nit ñu rendi ko benn jigéen na ku nekk xam ni sa dëy la parce que ku yaakaar na nag lii ñuy wax ak lii ñuy xeex yow kooku noonu ñu rey la concerné yaa ngi nax sa bopp peut-être Cheikh Niass mi nga xam ni rey nañ ko police bi rey nañ ko peut-être xaw ma ko mais peut-être am na ñu mu dendal soo leen waxoon tey génn leen nu xeex ndax ñii lii jóge fi dañ la ne non suñu yoon nekku ci teg suñu caayin waaye pourtant yegg na si ñoom bu leen yaakaar li dal ndaw soosu da leen dafa rëcc seen raq ñaanalu ma ko kenn
bu leen yaakaar li jàll Cheikh Niass daf la rëcc leen yaakaar yi professeur Ousmane Diagne tëj bi ñu ko tëj man dama ciy rëcc non 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 nul n'est à l'abri. Sénégal amul justice justice bi soo bëggee xeexu duñ mayee parcelle da ngay sonn ni nga koy xeexee mooy nga jëlee fi ki nga xam ne moom moo def cette promotion ba nga xam ne Sénégal toutes les couches sociales tous les angles est perverti lépp loo xam ne lu baax la loo xam ne mi ngi foon am Macky Sall daf ko yàq léegi ñun ñu toog di ree mais c'est extraordinaire loolu waruñu ci ree daf ñoo war a metti dañoo war a xam ne dañoo war a pare li ñu war a def mooy posture bi ñu war a am xam nga mooy ban 14 personnes dee na Sénégal metti lool ku añ doo reer ku ndékki doo reer ku ndékki doo añ mu doon dëkk boo xam bu doy waar Sénégal pauvre dañ naan nous sommes pauvres nous sommes pas pauvres nous sommes misérables pauvreté mooy yaa ngi añ yaa ngi reer yaa ngi ndékki yaa ngi faju sa doom mi ngi jàng loolooy pauvreté mais dencoo lu bëri tu peux pas te permettre certains luxe loolu mooy pauvreté mais nous sommes misérables xam nga misère mooy la soo joxee ndékki ngay daw wuti loo joxee dépense añ soo joxee dépense añ ngay daw wuti loo joxee reer le lendemain c'est incertain sa doom ci feebaree da ngay yalwaan pour kii ko loolay misère te loolu 80% population bi loolu la ñuy dund bu ñu nax suñu bopp kon l'heure n'est pas au jubilé l'heure n'est pas à la fête su ma gisee si panel yi ku nekk di ree laay kii ku nekk di fecc ay ree damay jàpp dama ne ñi ils n'ont rien compris le combat vient juste de commencer yow nooy nekkee ci guerre yow nga gagné benn bataille toog di feetu mais sa adversaire da lay museler kon gars yi dama bëgg ñu gën a bàyyi xel su lu ñuy def surtout li may insister mooy nañ leen dal te bàyyi yàqamte bi bàyyi tirer ci n'importe comment bàyyi si lu xew ñu saaga ñëpp loolu c'est pas normal je le dis te li ñuy saagante suñu biir la ñuy saagante da ngay gis patriote yoo xam ne la même posture que Tanzania la ñuy am des fois parce que un patriote qui insulte Khalifa Sall pour man la même posture la am ak moo Tanzania ñoo yem man loolu laa jàpp le respect avant tout beneen bi mooy ñu bañ a exulter maanaam ñu wane suñu mbégte amu fi parce que même suñu demee ba jël assemblée nationale il y a beaucoup de travail à faire léegi nag li ci des mooy ñu pare xam nga préparer mooy lan ñu pare jàkkaarloo ñii su fekkee dañ ne dañuy forcer gis nga xeex bi 10 ans mi ngi nii ñuy muñ 1 an 6 mois moo ci des li ci des nañ ci teg suñu bakkan bu ñu toog mukk di feet bu ñu toog mukk deene li ñuy xeex gañe nañ ko bis bu Ousmane Sonko doonee président sax waruñu feet parce que Sénégal li fi am dafa metti ku feebar doo faju nit ñi lekkuñu affaire bu doy waar moo fam soo ko naree lim sax fi la vidéo tey fi live bi du fi jeex kon nañ leen gën a delloo ci waat xel yi bañ a xam ni nous sommes pas à l'heure de la fête heure fête dafa teel bu ñu yaakaar ni tey lii nii bennoo kii nii c'est victoire la ci ñun du victoire si ñun c'est le problème essentiel la loi c'est la loi li ci des mooy la posture à prendre suñu ñëwee dañuy force ñu wan leen ni moom moo leen dëkk bi nag dañ na force reste à la loi force reste à la loi ils doivent respecter la loi pour une fois léegi nag le conseil constitutionnel bi nga xam ni ñoom la ñuy voté loolu lépp dëkk bu tàkk ñoo leen taal ils sont face à leur histoire tey dafa leer nañ ñi ngi xool nag ndax da ngeen ni valider li si yow askan li si wàllu askan wala li su bennoo wala déet ndax nous sommes prêts Sénégal dootuñu nangu lii di fi am li Ousmane Sonko wax Macky Sall lenn lekk ngay jëflanteeg moom mooy pare pour xeex ak moom sax si xeex ak moom dëkk ci xeex ak moom Macky Sall xamul dialogue suñu yaakaaree ni dañuy toog nii rek di wax nii wala di gundaandaat lu ñëw ñu feetu mooy tax ñu gañ ma ñi ngi ndax suñu bopp dañuy pare teg ci suñu bakkan yi parce que loi daf ñu may lool suñu constitution daf ñu ko may loi bi li mu teg su ko teggee dañ ko war a destituer dans un pays normal l'administration Sénégal dañ leen war a traduire en justice léegi nag li may waxaat patriote yi nag mooy nañ leen préparer gis nga mbéjum kanam borom ma koy fajal boppam ndaw si ñu rey waruñoo gën a gore dañ ko rey elle n'a pas choisi de mourir ñi ko waroon protéger wuñ ko te nous sommes pas habilités à faire ça état moo war a def loolu comme moom defu ko nañ leen pare jëlee leen fi Macky Sall moom pare na élection yi nii législative mooy dernière élection parce que su asamaan si doon taw ay xeer ay xal su doon taw Macky Sall du doonaat président 2024 da dul bokk sax candidature léegi nag élection législative yi ñoom def nañ seen i kii forclos nañ amul benn loi wala jurisprudence bu ñu mën a indi ba ñu d'accord ko soyez prêts
soyez prêts à faire face loolu rek laa amoon lu may wax kon gars yi ñu ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal sama bopp asalaam